asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yi am mbégte jàkkaarloo yéen si li nga xamante ne mooy entretien bi ñu dalal fi nag ki nga xamante ne moom mooy El Hadji Malick Dramé ñu gën ko xam si Imam Dramé promoteur bi nga xamante ne mooy Al Oumma Imam ñu ngi lay nuyu. Astu maa ngi lay fay di la dalal comme ni nga ko waxee di nuyu mbooleem sénégalais yi nga xam ni ñu ngi seetaan seen kàddu di nuyu umma islam bi yëpp. di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi topp seen kër gi di seen kaddu point sn. waaw seen kaddu point sn mais tey imam gis nañ tey li tax ñu ñëw fi muy li nga xamante ne moo yëngal jamono bi fi mu toll muy wàllum caricature. si li nga xamante ne moom mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que islamologue yéen ban gis-gis ngeen si am ak ban jàngat. waaw gis-gis bi ci alamul islami yi yëpp am le monde islamique tey ragal naa ni ñoom ñëpp benn gis-gis lañ ci am mooy ñaawlu ko naqarlu ko wane ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki dox sunu diggante ak sunu borom maanaam mooy interlocuteur bi dox sunu diggante ak sunu borom waaye yonent bi mooy xaatimin nabiina waaye mooy imaamil mursalina maanaam mboolem yonent yi yàlla musa yónni yëpp mooy seen patron pour résumer ñun jullit ñi nag mu gënal ñu sunu bopp comme ni ko alquran waxee annabiyu awla bil muminina min anfusihim gënal ñu sunuy soxna gënal ñu sunuy doom kon ku mel noonu jàpp naa ni buñ ko laalee réaction yi am ni warul bett kenn ku mel ni Erdogan nga xam ni dafay incarner tey benn leadership ci monde islamique jóg taxaw wax ci loo xam ni képp kuy ab jullit jàpp naa ni kontaan nga ci te waxaaleel na ñëpp di ñaawlu rek propos yi di wan ni Macron dama jàpp ni dafa amul expérience parce que man loolu laa jàpp li wax na li wolof naan mag jar naa bàyyi ci dëkk parce que Macron boo xoolee li am kenn rafetluwu ko encore une fois parce que li mbir mi dañu xool li ko indi mooy jóg caricature yonent bi salaay sallam ay nit jóg utiliser violence ci yow nga di ko naqarlu wax ni da ngay continuer di caricaturer prophète bi. mais dañu ne liberté d'expression moom la wax récemment ne daf ko boole ci li nga xamante ne moom mooy liberté d'expression moo ñu ko caricaturer te dara du la si fekk d'après ni ñu ko déggee. waaw liberté loolu moom wax la joo xam ni ñoom ñi ko wax sax dañuy weddi seen bopp parce que tubaab yi mosoo dégg ñu caricaturer De Gaulle waaw kon bu ñu nee dañuy caricaturer prophète bi ñoom ci boppam xam nañ ni xel nangu ko liberté d'expression islam moo ko njëkk a jàngale liberté d'expression bu ñu nax islam moo njëkk a jàngale liberté d'expression parce que islam bi mu ñëwee dafa am fu mu fekk àdduna bi fekk ko ci lëndëm indi ko ci leer yuxrijuhum mina zulumaati ila nuur loolu mooy liberté d'expression mais liberté d'expression dañ koy encadrer liberté d'expression tekkiwul ngay caricaturer ab yonent jàmbur loolu wax la joo xam ni ñoom ñu ko xam nañ ni xel nanguwu ko di wax nag ni islam tamit fi ma bëgg ñu wax ci gannaaw bañ ko ñaawloo naqarlu ko rafetlu surtout kilifa diine yi taxawaay biñ ci am parce que am na ñenn ñoom dañoo wax naan sëriñ si dégguñu leen te tey dégg nañ Touba ñu wax dégg nañ Medina Baye ñu wax te jàpp naa ni loolu ñooñu def ñeneen ñëpp noonu la ñu war a def parce que yonent bi salaay sallam képp kuy ab jullit nga am ci moom cofeel bu ñu ko laalee sa deret dina yëngatu loolu foofu laa bëgg a ñëw mooy tubaab bi dafa am benn piège bu ñu bëgg a tendre mooy dañoo am benn xar kanam bu ñu présenté woon islam ci àdduna bi wane ni islam diine terroriste la diine violence la jot nañ ci réussir tuuti parce que boo xoolee ci lañ sukkandiku ci baatu terrorisme boobu ba daaneel ay capitalu islam yu bari fu mel ni Bagdad fu mel ni Libye bu ñu koy daaneel dañuy baat boobu rek la ñuy utiliser terrorisme Syrie tey tàkk na te yooyu ay capital la woon ci islam boo demee fu mel ni Égypte frères musulmans yi fa nekkoon bi ñu gañee dañoo foqarti nguur ga parce que dañ leen a jiñ ni ay terroristes lañ kon jullit ñi tamit piège boobu waruñu cee daanu
jullit ñi nañ wax ni islam diiney tolérance la parce que loolu la ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal islam diiney paix la diiney sécurité la parce que yonent bi dafa defoon lu ñu tuddee cohabitation ak ñoo xam ne du ñu woon ay jullit ci biir Médine te boobu yonent bi mu koy def moo doon majorité moo yoroon majorité ba dëkk ak ay xeet yoo xam ne ku mel ni Aws ak Xasraj nga xam ne ay chrétiens la ñu woon ak ay juifs dëkkandoog ñoom foofu ci cohabitation kon jullit ñi tamit kenn néewul kenn bul naqarlu li Macron def parce que kenn mënu ci ànd waaye buñ ko naqarloo ba pare nag nañ xamal àdduna bi ni islam diina yi tolérance la islam diina la joo xam ne xajoo na ñëpp maanaam li may bëgg a wax mooy bu ñu basculer mbir mi mu dem ci violence parce que violence boobu bu amee ñoom dafa mel ni seen piège biñ ñu bëgg a tendre nga xam ne biñ ko commencé def yàgg na ñun jullit ñi dañ ci daanu te jullit dafa nekk islam dafa nekk diine joo xam ne diiney équilibre la ummatan wasatan yàlla nee na yonent bi dama laa jox xeet woo xam ne xeet wu équilibre lañ yonent bi firil ñu aaya jooju ni xayrul umuuri awsatuha li gën ci mbir yi mooy li gën a équilibre kon li ma bëgg a wax rek mooy islam kenn mënatu ko arrêté tey ci àdduna bi li ñu naan il faut pas arrêter la mer avec ses bras waaye nag du tere ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ ñu bañ ñoo pousse bañ dem ci violence xam nga tubaab yi man dama comprendre tubaab yi que ni liñ naan seen yaakaar moo tas li ñuy wax nag ni bëy boo ko rendee di nga ko bàyyi mu feqatu xam nga mala boo ko rembee da nga koy bàyyi mu feqatu parce que tubaab yi idéologie yi ñu yaakaaroon ni mën naa concurrence ak islam idéologie yooyu islam dafa ñëw jëlee ko fi parce que communisme moo fi nekkoon socialisme nekkoon fi libéralisme nekkoon fi tey idéologie yooyu tubaab yi ci boppam ñoo dem ba xam ne lii ay tappale la maanaam projet de société bi nga xam ne moo complété mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi loolu nag moo leen tiital léegi ñoom it ñu daal di jóg ni nañ tegi pexe pour diaboliser islam waaye xam nga booy diaboliser dara da ngay dem ba yow liñ naan lu dul dëgg du yàgg parce que diaboliser nañ islam ba tasaare monde islamique fexe ba créer islam chiite islam sunnite islam confrérique mais dem nañ ba jullit ñi conscient ni li doon am yëpp tubaab yi ñoo nekk ci ginnaaw bari na ay mouvement yoo fi dégg tubaab yi ñoo ko créé bari na ay attentat sax yu ñuy jiim jullit ñi tubaab yi ñoo ko def. mooy comme cas bi xew rek Mali te seetlu nañ ne fu ñu dem. dañuy jiitu dañ leen fay jiitu ba pare xool kilifa diine yi. saccagé foofu noonu après indi seen siège bu ñu paree en retour ñu mel ni ñoom ñoo def piège bi ba pare indiwaat seen ay armes ne dañuy sauver. waaw xam nga loolu pour dëggal li nga wax ni Mali mënta defar Mali defaruñ arme Mali mosuñoo defar arme kon Mali arme yi nga xam ne moo ngi fay taxawaal ku ko fa indi tubaab yi ñoo ko fa indi loolu mooy dëgg ça veut dire jullit ñi ñoo war a xam ni tey il est temps ñu def benn bloc dellu siwaat ci li leen yàlla santoon mooy ñu teg intérêt benn yi ñu jël intérêt général intérêt jullit ñi tey mooy ñu ànd wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu gëm ni benn yonent lañ am muy Seydina Muhammad ñu jiital ko ça veut dire fii ak dellu siwaatuñu ci loolu islam nag dafa nekk waaw islam moom yaatu na mais mën nañ ni mooy al istislaamu lillahi mooy nga jébbal sa jëmm ji yàlla waaw mooy nga jël sa jëmm ji nga jébbal ko yàlla nga nangu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yónni waaye nga gëm ni tamit laa nu farriqu bayna ahadin minhum yonent yëpp da nga leen a war a jox cër dégg naa benn boroom xam-xam mu wax ko wax bu am solo la bu jar di fàttali boo ñëwee tey ci biir islam di nga fa fekk ñu bari ñu tudd Isa ak Moussa pourtant ñooñu yeneen i diina lañ doon incarné waaye ci biir jullit ñi islam daf lay imposer nga jël sa njaboot tuddoo leen ko parce que ñoom ñëpp ñu ngi ci biir islam wa nahnu lahu muslimun ni ko alquran waxee ñoom ñëpp ay jullit lañ kon islam dafa ñëw pour sauver adduna bi loolu nag dafa laaj ñun jullit ñi ñu xamal leen ko
bañ violence bi ñuy woo ñu bañ leen ci wuy man foofu lay waxee condamné bi d'accord nañ ci dañ ko war a condamné waaye nag bu ñu tarxis ci violence parce que islam tamit du diiney violence. waaw wax nga ne du diiney violence. te dafa mel ni si alquran yàlla wax na kuntu xayri ummati uxrijat linnaas tamaaruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkari. waaw dafa mel ni li ngay wax yëpp yaa ngi ko def teg ko foofu noonu. en tant que islamologue. est-ce que jotul tey ngeen wàcc. wax ak société bi. ndax xamaguñu fu ñuy teg suñu tànk. waaw xam nga ñun moom damay wax ne wolof nee na bay ci sa weewu tànk loolu laa gëm parce que nag contexte yi du benn le monde arabe tey islam ba fay am ak xëy na ñoom façon méthode daawa ba ñuy def ak ñun fii du benn ñun moom waxuñu ni lële bon na de parce que lépp islam la waaye ñun fii li ñu gëm mooy ud'u ila sabili rabbika bil hikma woo nit ñi ci sagesse fexe ba yow boo taxawee nga incarner l'islam nekk ambassadeuru islam nit ñi xemmem islam daw dugg ci islam boo xoolee bi muy dugg ci réew mi forcé wuñu kenn islam dafa ñëw méngoog sunuy réalité ñun sunuy aada waaw am na ci sax soo xam ne bu ñu la waxee dëgg islam indiwu ko fi islam indiwu fi ngor indiwu fi jom indiwu fi fullaak fayda fi la ko fekk dafa ñëw nag la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islam li rafetoon ci jamonoy jaahiliya yëpp islam bi mu ñëwee def koo rafetal ceddo yi kenn mënu leen woon tax bañ fenn kon ñun islam boobu la ñu incarné islamu confrérique islamu tasawuf islamu tolérance islamu paix islamu yaatu dënn parce que loolu tamit dafa am solo parce que adduna bi tey bu ñu toppee tubaab yi ci liñ ñuy woo dinañ dem ba dañ leen di liñ naan mbaam bu la weqee nga weq ko yéen a yem te nag ñu bàyyi xel ni Macron li mu def gouvernement France la engagé loolu tamit dafa jar a wax engagé wul peuple français parce que ci biir France am na ay jullit yu fa nekk di fa dund te tey bu ñu toppee yenn discours yu violent yi ba jullit ñi jóg def naka sudul noonu bu boobaa am na jullit ñoom dañ ciy loru man li ma gëm mooy islam Macron mënatu ko arrêté mën na cee wax nag ba xottiku wax ci ba yàqu mais islam mënatu ko téye parce que islam tubaab yi ñoo dem ba xam ni mooy solution ñu daw wuti ko boo demee ay jàngat wane na ni tey boo demee Europe église yi presque ñu ngi koy commencé di jaay parce que nit ñi ñoo dem ba xam ni islam mooy solution bi loolu nag ci laay woon nit ñi di ci woo surtout sénégalais yi ku bëgg a marche nañ la bàyyi nga marche bu pacifique c'est important. waaw mais loolu nag lu jara question bu am solo nga laaj mooy est-ce que ñëpp ñoo am chance su nekk ay jullit parce que nekk jullit chance la yàlla moo la koy xéewale parce que yàlla bi mu lay bind nga nekk jullit tàgguwu la bi mu lay bind nga sopp yonent bi tàgguwu la moo tax yonent bi daraan wax naan alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'matin ñu ngi sant yàlla ci xéewal bi mu ñu xéewale ñu bokk ci l'islam te xéewal bi gën a rëy ci xéewal yi mooy bokk ci l'islam kon ñun suñu responsabilité mooy ñu jëm leen a convaincre leen mais pas ñu utiliser violence bi ñuy utiliser ci ñun du tere nag bu ñu attaqué yonent bi nañ leen xamal ne yonent bi kat du ko ñuy attaqué comme ni ko Erdogan defee bu laajee Macron ñu yóbbu ko faji ko parce que man damaa jàpp li Erdogan wax mooy dëgg Macron dafa am problème mu bopp parce que moom politiquement sax bu xamee France tey contexte bi mu toll ay 6 millions musulmans nekk fa ngay caricaturer seen prophète mooy yow yaa ngi yàq sa politique di yàq politique gu France waaw boycott bi man am naa ci gis-gis parce que man dama bokk ci ñi nga xam ne man lu situation bi métti ak lu mu tendu damay utiliser sama xel xam nga tey boo demee Moyen-Orient man dund naa ci réew mu mel ni Arabie Saoudite Qatar réew yooyu dañoo fexe ba ñooñu France notu leen coloniser wu leen fexe nañ ba bu fa ay entreprise français amee ay anglais ñëw samp fa ay entreprise américain mu am concurrence dañoo fexe ñoom ba créer concurrence nga xam ne bu ñu boycottee produit français yi am na yeneen produits yu ñu mën a utiliser mais est-ce que ñun tey exemple ñun bu ñu boycotté woon Orange lan la ñuy utiliser Free waaw mais Free soriwul de Free boo non dañuy waxtaan rek parce que Free Ndakaaru di nga am réseau de mais boo génnee ci àll bi mën nga am bañ a am réseau ça veut dire li ma bëgg a wax mooy
bu ñu mer tax ñu bëgg a sant jullit ñu loo xam ne mënuñu ko parce que l'islam lu mu metti contexte bu ne da ngay dem ak sa xel est-ce que boycott bi mën naa nekk ay question la yu ñu war a teg wala ñu koy wax man dama jàpp ni lu jafe lay doon parce que bu dee gasoil bi ñuy wax Total mooy Total ku fi yar am gasoil moo la ko jox ay Touba Oil yi ngay dégg Touba Gaz ñoom ñoo leen di servir est-ce que tey boo xëyee ni nañ boycotté Total fan la jëm maanaam li ma bëgg a wax mooy Sénégal nañ fexe ba créer yeneen i entreprise yu mën a concurrencer ak français yi bu boobaa boo wootee boycott day yomb mais contexte bii boo ci wootee boycott lu jafe lay doon néew ma nag bu ko kenn def parce que ci télévision lay waxee koo xam ne yow mën nga ko def nga def ko mais ñi nga xam ne amuñu possibilité def ko it ñu nangul leen ne amuñu possibilité def ko pour man islam li ci ëpp solo mooy nite gi waaw nite gi lu situation bi tendu nga ànd ak sa xel xool naka nga koy defee ay propos la def ŋaññi ñooñ islam nañ def ay propos xamal ni ko yonent bi du ko ñuy fooye waaw yonent bi du ko ñuy fooye te moom xam na ko sax day dof doflu rek mais amaa nañ dem ci boycott am na ñu ko wax xëy na ñu ko mën nañ ko def mais man de wax dëgg yàlla su ma la waxee dëgg sama puce orange man defaguma ko tey nag du ma ko def sax na orange moom mënaguma ko boycotté guddi yi may wax ak yow parce que ci laay liggéey yor école di ci woote kon mënaguma ko wax dëgg yàlla nit da ngay wax rek li nga man boo tëddee ne la waaw caricature yi solution bi rek mooy ñu bàyyi jullit ñi ñu génne li nekk seen dënn parce que nit bu amee lu ko naqari bàyyi ko mu wax ko parce que nit bu ko waxul dina ko dina utiliser dina ko jëf maanaam nit bu waxul dara dina ko jëf nañ bàyyi jullit ñu ko bëgg a marche ñu may la possibilité boo marché li la naqari nga wax ko di wane nag ab jullit moom warul utiliser violence man foofu laay waxee te loolu dañ koy wax ak responsabilité jullit waaw physiquement verbalement islam moom xamul violence parce que islam diiney tolérance la te islam diiney cohabitation la bu ñu utiliser violence jëmee ko ci kenn parce que islam bi ñu arab yi bëgg a joxit ñun du suñ islam loolu dañ cee war a wax ak responsabilité parce que ñun dund nañ ci arab yi islam bi ñuy utiliser am na ci loo xam ne du islam diiney maanaam culture arabe la ñun fii suñ mag ñi li ñu xamoon bari na ñoom dañ naan ŋàññi yonent bi ku mel ni Cheikh Alhaaji Abdou Aziz ay jamonoom da daan génn wax ci xamal ni li mu def jaaduwul mais du mus a pousse nit ñi ci ñu dem ci violence parce que violence boo ci xasee ba dugg rek mënatoo contrôler foule bi te après lu am yow mi nga xam ni yaa nekk ci kanam yaay responsable te ñun suñ réew mi dañoo am ñun suñ réew mi maanaam li ma ñun moom yonent bi kenn mënul wax bañ bàyyi ko loolu laa gëm kenn mënul wax ba cofeel gi ñu am ci moom virgule wàcc ci waaw parce que li ma bëgg a wax rek mooy situation moom bu ñëwee lu mu metti nañ ci ànd ak xel du tere nag ñu dénoncer ko comme ni ko àdduna bi yëpp dénoncer waaye ñu bañ a tarxis ci violence parce que bu ñu ko defee dinañ may noonu l'islam yi lu ñu wax. c'est très important loolu laa bëgg a wax gis nga yonent bi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yonent bi dafa indi yërmande ci àdduna bi ci monde visible yi ak monde invisible yi kon yonent boobu ku ko bëgg a défendre da nga koy défendre selon moom ni mu défendre boppam mooy dafa convaincre nit ñi parce que yonent bi utiliser na sax force mais bi muy utiliser force da doon def riposte parce que islam d'accord na ci riposte parce que Seydi Hadji Malick wax na ni wa bil ghazawati wal ayati jaa'o islam mu ngi tasaaroo ci ñaari ponk mooy ghazawaat yi xare yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def te yonent bi fu mu defee xare rek parce que yonent bi ñu bàyyi xel dañ ko génne Makka jaay ko doole allazina ukhriju min diyaarihim bi ghayri haqqin génne ko ci dëkk boo xam ne ñu ko waroon a moom ci la bokk bi mu demee Médine mu fexe ba yor majorité ba waaye bi mu yoree majorité bi taxul musa utiliser violence jëme ko ci ñi nga xam ne ñooy minorité bi
ça veut dire donte nag taxaw na nag bi ñu ko bëggee jaay doole mu taxaw def riposte parce que loolu tubaab bi sax nangu nañ ko bu ñu la naree nit riposte fii lañ koy fekk waaw kon yonent bi def na ko mais ça veut dire li ma bëgg a wax rek pour daaneel mooy bu ñu daanu ci piège bi ñu tubaab yi bëgg a tendre piège wane ni islam jullit ñi ay nitu fitna lañ déedéet au contraire ñoom ñooy nitu fitna ñu chaque jour ñooy yee fitna li ñu leen bëgg a wan rek mooy nañ leen wan ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njabootam pare nañ pour accueillir képp koo xam ne ni xamoo ko woon ñu xamal la ko ci jàmm xamal la ko ci yar xamal la ko ci teggin waaw waaye nag yonent bi adduna bi tey bu dee bëgg nañ jàmm am fi jàpp naa ni foo xam ne 1 milliard yonent bi ñu ko gëm ci adduna bi mat nañ 1,5 milliard loolu la ñu wax ñooñu boo jógee di caricaturer sab yonent damaa jàpp ni tey Nations Unies ñoo waroon a toog ni Macron yow mii kat fa nga jëm du foofu parce que adduna bi tey dafa nekk ci xat-xat yoo xam ak jafe-jafe yoo xam ni buñ ko defaloo ba gën koo plonger ci yenn divergence yi day dem ci kaw te boobaa kenn du ci mucc te ñun yonent bi ñun li ñuy l'islam jàngaloon mooy ay ambassadeur yàlla lañ ci kaw suuf inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi ñun dañoo war a bokk ci ñi protéger adduna war a bokk ci ñi wane ñi nekk ay bon exemple jéem a convaincre adduna xam leen ni yonent l'islam diiney sécurité la diiney jàmm la terrorisme bi ngeen doon wax yéen la waaye du ñun. islam mooy solution kon rek di leen jox dig daje rek si beneen daje ak imam bi à chaque fois nii rek ñu génn si actualité bi. kon ba beneen yoon incha allah mbokk internet du seen kàddu